gare routière de Ziguinchor asalaamaaleykum téléspectateur u Light TV comme ni ñu leen ko waxee sécurité routière tey jii nii moom moo ñor waa Ange de la Route waaye moom moo ñor aussi tamit waa Light TV moom moo tax ñu dugg ci li nga xamante ne moom moo nekk gare routière bi fas yéene fa jël ay interview waaye tamit waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk responsable yi nga xam ne ñoom ñoo yore mbirum gare routière bi waaye mbirum tali bi aussi tamit également nañ waxtaan ak chauffeur yi waaye nañu waxtaan aussi tamit ak ñi nga xam ne ñoom ñooy responsable yi mbokk yi tey jii nii ñu toogaat ak li nga xamante ne moom moo nekk kilifa yi ñu fekk ci gare routière bi comme ni ngeen ko gisee noonu Ange de la Route déjà teel na ko jox décoration sëñ bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu bàyyi la nga nuyoo ñu lay seetaan. waaw maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu suma camarade yi nga xam ne ñoo toog fekke affaire yi di nuyu kulu chauffeur. waaw yéen waa Ange maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen dalal ci initiative bi. d'accord waaw. est-ce que mën nañu xam yan fonction nga am ci gare routière bi. d'ailleurs man président man maay Baba Diouf. premier vice-président chargé des finances gare routière Ziguinchor. d'accord waaw. kon kay bari nga xaalis. yoruma dara yéen a yor xaalis waa Ange yéen a yor xaalis bi. waaw Père naka ngay nekkee yore finance bi te yoroo xaalis. non loolu garage amul xaalis temps yi affaire bi doxul. xanaa ay këyit nga yore kon chargé des papiers nga waroon. waaw mën naa ne nag boobu sax moo gën. su gis ngeen instant bi génn na ci ba set wicc papa ñu gis ni sécurité routière dafa nekk loo xamante ni dafa ñor bépp citoyen ñu gis ni li nga xam ne accident de la route yi li muy causé perte humaine yi perte ci xaalis li muy causé fii Sénégal dafa bari trop ma bëggoon nga ñëwal ñu ci bilan boobu. waaw ok loolu lu baax la sécurité routière lu baax la te defe naa ñun chauffeur sax la gën a soxal. sécurité boobu ñun chauffeur yi yore oto yi ñoo ko gën a bëgg. ñoo ko gën a bëgg population bi nga xam ne ñu leen di yóbbu. parce que bu lee sécurité routière bu dee accident mortel chauffeur mun na see gaañu. mun na see ñàkk bakkanam. te chauffeur comme ni ko suma naata nga waxee léegi bu sañoon bu xëyee gunóor si kaw tali sax du ko rey. boo xamal nag faat bakkan. du dëgg parce que ñooñu ñu ngay yeb ñoo lay jox li ngay yóbbu sa kër. yow da ngay def par exemple boo defoon prêt tey dawal oto bi 3 mois def accident oto bi yàqu. yow déjà longu nga torox nga. du dëgg kon nag loolu insécurité boobu bu ñu sañoon tey comme ni ngeen defee ne ñu bu jóg nii pour sensibiliser nit ñi. ñun bu ñu sañoon ngeen am ñeneen ñi nga xam ne sensibilisation boo xam ne chaque gare routière day am ñu mun a sensibiliser ñu chauffeur mu leen yedd ñu mun dem ci jàmm ci tranquillité. waaw. maa ngi bëgg a xam fii ci gare routière bi ñaata kii ngeen am fii nii ñaata genre sous garage ngeen am. bon fii si Ziguinchor bi am na je crois huit sous garage parce que am na gare routière bu mag bi nii. am na taxi bagage. am na taxi urbain am na car urbain. am na clando Esso. clando Alwar. clando Nema 2 clando Umpak. d'accord yooyu yëpp ADEAN. yooyu yëpp on travaille ensemble. fii mooy maison mère bi quoi. d'accord waaw. d'accord ñu gis ni aussi tamit ni responsable yëpp génn nañu waaye li ma bëggoon a xam mooy est-ce que yéen a ngi bàyyi responsable yi xel pour ñoom ñuy waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk chauffeurs yi nekk seen sous garage. non effectivement ñun responsable yi moom gare routière yooyu xam nga gare routière bu nekk am président am bureau. ñun dañuy waxtaan suñu biir. lu si munte am dañ leen di woo même bu dee réunion bi Dakar ak affaire yooyu dañ leen di woo ñu ànd ak ñoom ñu dem. ku si mënul dem tamit bu ñu ñëwee dañu bind PV dem jox la ko en même temps tamit toppaat PV bi. dem gën leen expliquer pour ñu gën a mun nañ lire du ñu comprendre mais ki si dem si réunion dañuy dem expliquer ne leen lii ak lii ak lii la. sérieusement moom responsable amuñu benn problème seen biir. ñu ngi waxtaan ak biir te base bi tamit ñu ngi ñuy déglu. d'accord ñun actuellement ni dañ leen xaw a dénk loo xamante ne moom moo nekk relais wu travail yu Ange de la Route bi mooy maanaam bokk ngeen yegg ci chauffeur yi xamal leen importance su gilet importance su yeneen bagage yi nga xamante ne dafay ñu am ci oto comme ay triangle ay insection ainsi de suite comme ça ngeen leen yeggee leen loolu noonu waaye man fi ma bëggoon a ñëw waat tuuti ak yow moom moo nekk état wu garage bi. parce que suñuy wax ni sécurité am na ci tali bi c'est parce que ñoom fi ñuy génnee déjà dafa am état bu normal boo xamante dafa nekkee ñu gis ni garage bi dafa mel ni mbir yi affaire yi dafa xaw a métti tout ci biir. waaw non garage bi xëy na peut-être gis-gis la rek si yéen ne garage bi amul benn métit. d'accord parce que chauffeur yaa ngi fi. bon xëy na peut-être li fi am na benn insécurité d'abord. voilà parce que loo xam sécurité bi waaw c'est vrai xëy na peut-être fàtte la woon. parce que insécurité boobu mooy lan. gare routière bi tey boo fa duggee guddi beneen ampoule moo fi tax si projecteurs yi. déjà am na chauffeur yoo xam ne dañu jógee Tamba ñi jógee Matam ñi jógee fu ne amuñ fi kenn gare la ñuy fanaan kon du donc fi ñu fanaan war na am sécurité. loolu rek xëy na mooy peut-être problème bi nga xam ne insécurité bi nga xam ne moom moo installé si biir gare routière bi mais bu weesoo loolu amul beneen insécurité. mbalit yi nag. non bon mbalit bi chaque jour mairie bi am na ñu mu fiy dépêché chaque jour dañuy bale bu ñu bale am na kees bu ne fii dafa am ginnaaw foofu ne fa lañ koy def bu ñu bale bu feesee bu ñu ooyee waaji rek waaji daf ko yóbbu. côté boobu moom tane na xëy na peut-être entrée bi
am na benn pax bu ne fii nga xam ne ancien yoon bi la. wax nañ mairie bi pour ñu dimbali si ñoolu pour ñu ubbiwaat yoon bi. ñu ubbiwaat yoon bi comme ça oto yi mën a dem parce que oto yi dañoo bëri toxul. te bu ñu gaaree am na foo xam ne dañuy mal gaare dañuy expliquer leen dañuy delluwaat am na ñoo xam ne sax dañuy génn dem feneen dem gaare ji. loolu rek mooy problème mais à part ça moom chauffeur yi ñu ngi dem seen vocation normale ñu ngi yeb normal ñu ngi wàcce normal amuñ benn problème. kon daal amoo leen doléance boo leen di sànni état bi à part yooyu noonu nga lim. non am nañ doléance bu ñu leen di sànni sax doléance bu ñu sànni état bi moom mënut a ñàkk. mënut a ñàkk. da ciy baax parce que lu mu def tamit am na lu des. mais tamit bu amee lu mu def tamit war nga ko wax ne def nga fii. mais des na jéego. parce que nul n'est parfait lépp mënul mat à 100%. mais am na manquement. par exemple tey da ngay yeb fii war a dem Dakar. chargement bu ndaw ci sa place boo xam ne ça ne fait même pas 50 centimètres. ñu ne chargement débordant. xam nga loolu neexul chauffeur. léegi chauffeur boobu jógee fa war a dem Dakar nga xoxotal ko taxaw fii mu xooloo fi ak wala policier bi war a defaat 450 kilomètres boo andi lekk sagom rek mën na am problème. dëgg la du donc loolu kooku rôle état bi la. parce que ñooñu sont des agents de l' état. kon war nañoo mën a ñi ñuy sensibiliser ñun. comme ñoom ay homme de la te xam nañ code de la route. am nañu mentalité boo xam ne xëy na peut être sax ñun amuñu ko. waruñu fekk si ñun si loolu. ñooñu war a gën a conseiller ngay dem ñu la sa waay nii ak nii nga war a demee. parce que chauffeur maanaam métier bu noble la. chauffeur doo pat doo laa ko. boo defee amee benn lu manqué si yow rek mun am permis. du donc mun nañ ñun ay noble lañ. kon si loolu nag ñun war nañ xam li ñu yor. xam ni ñuy doxee xam fu ñu jëm te xam nañ ko. interurbain ku koy def ku ne da ngay licite. du donc boo yebee client bu ñëwee nag jógee fële ñëw fekk la fi ngay liggéey bëgg la imposer ne lii ak lii te bu demee commissariat du ko def wala gendarmerie wala mairie wala feneen kon ñun dañuy bañ loolu. loolu moo tax dañ si sensibiliser chauffeurs yi di waxtaan ak ñoom ñe leen comme yéen transport ngeen def fexe leen da ngeen doon dofu gars yi rek fexe leen nit ki bu ñëwee nga xam nañ koy accueillir ba jël xaalisam naxanteeg moom yóbbu ko si jàmm nga dem si jàmm. waaw yaa ngi ma doon wax tout à l'heure ci li nga xamante ne moom moo nekk alkaati yi nu ñuy sonalee chauffeurs yi ci débordement yi nga xamante ne moom ci tali bi. waaw moom mooy fi ma la waxee léegi rek diggante chauffeur ak alkaati wala chauffeur ak gendarme c'est un mariage sans divorce bu du tas la tant que àddina ngi am transport dina am chauffeur transport dina am alkaati dina am gendarme dina am mais ñun ñoo war a comprendre daal suñu biir ku ne comprendre sa morom bu ko defee rek jàmm day am na si ñoo xam ne nag ils sont compréhensifs da nga leen di fekk sax da nga am infraction sax mu ne la defal lii ak lii nga dem comme tamit am na chauffeur yoo xam ne parce que ñoom ñun mënuñu bàyyante dañu am solo si ñun dañu am solo si ñoom du donc kon compréhension rek moo war a dox suñu diggante bu ko defee rek jàmm day am te jàmm bu amee chauffeur bu amee jàmm rek ak esprit tranquille rek day dem si jàmm. d'accord fi ma bëggoon ñëw ak yow moom mooy gis nañ ni chauffeurs yi dañuy daw distance bu sori comme ni nga ko waxee tout à l'heure Dakar Ziguinchor wala Ziguinchor Dakar mais est-ce que yéen a ngi bàyyi xel oto yi balaa ñuy génn ci garage bi. waaw ñun ñu ngi siy bàyyi xel oto yi parce que ñun du ñu nangu comme par exemple boo présenté naa la kenn koo xam ne moo yore tableau Dakar minicar wala am na ku yor tableau Dakar 7 places dafa génn. adjoint tamit néew fi ñoom du ñu nangu sax oto boo xam ne yeneen état yi da nga ko am ba pare ñu bàyyi la nga yeb. maanaam oto bu am ay pneus usés wala amul pneu secours mu leer ne boo demee boo crevé client yi duñ dem ñun duñ nangu loolu. kon dañuy bàyyi xel bu baax a baax si loolu côté boobu moom amul problème. waaw loolu baax na si parce que sama caméraman yi ba ñuy ñëw ci yoon bi dañoo gis ni oto bi dafa panne ci yoon bi waaye amul pneu secours dafa obligé mu daw lu sori pour dem jëlee ji kii bi soo ko dellu si fekk si gars yi foofu. waaw loolu yëpp défaillance su chauffeur la rek parce que chauffeur normalement nit ki boo lisudee doon nit ku xam li ngay def waroo mën a dawal oto bu amul pneu secours parce que yow loolu risque boo ko jëlee rek yàlla dina la nattu bu fekkoon na xëy na ba ne da nga dawoon crevé si yoon bi yore benn nga mën de boo amoo beneen bu la dalee de client sax dañuy comprendre mais nga yëpp fii si gare routière bi fii ñu xam ne yow amoo pneu secours doo génn du ñu versant la dañ koy jël jox ko keneen ki stop si yow mu dem nga dem uti pneu secours bu dee nga am ay pneu yoo xam ne dañuy usé duñ ko nangu parce que tamit client yi li ñu yor client ñoo ñu ko jox kon dañoo war a respecté client yi waaw. kon ñibbee garage bu Ziguinchor daal ak oto dal na xel quoi parce que man avion laa ñëwee moo tax bu ànduma ak booy bàyyi leen bus bi ci oto bi ci suuf waaw léegi nag ñun ñii di jël avion mën nañoo ñëw nii ci garage bi am na sécurité donc mën nañoo ñëw ci jàmm ba yegg fi ñu jëm ci jàmm c'est parce que li ñuy wax rek ne xel moom mooy mottali lépp nit du dara lu dul xel il faut réfléchir positivement waaye nag yéen alkaati yi du man maa ñëw ci yéen di leen interview di leen wax loolu de ñemeewu ma ko sax Alioune laa leen di jox wala Papis Père waaye li nga leen wax ñoom it dégg nañ ko ñoom alkaati yi. non dégg nañ ko suñu nit lañ nag suñu gaan lañu dañuy comprendre bu ñu déggee li sax dañoo xam ne xëy na ba dee sànni xeer la mais du sànni xeer parce que ñoom tamit li ñuy def noonu la ñuy def kon ay gaan lañu. non li nga wax ni sa complémentarité la mottali la. effectivement waaw pour ñu bàyyi ñu xel daal xam ne ñun
si dëkk bi lañ dëkk. tey dañu ne Sénégal émergent Sénégal mënul émerger wu sax yeneen secteurs yi. sans bëgg transport bi nga xam ne si la ñu yëngatu. mënul ne. bu sew secteur yëpp ba mu des transport bu émerger bu sa bu doxoon rek mënul émerger. kon si émergence Sénégal boobu ñun si lañ bokk te ñu bëgg nag dañu autorités yi ñu jàppale ñu si loolu. am na fi ay lu bëri loo xam ne état mu ngi ko créé. état moo fi créé garage moo fi tere garage clandestin mais état boobu tey moo créé waat garage clandestin. parce que état moo andi Sénégal dem dikk oto boo xam ne amul matricule amul assurance amul dara amul carte grise ñu andi leen fële xaw ma yaama tooñ xaw ma fan. xaw ma Grand Dakar. moo tax instant Ndiaye ñu fay taxaw ci trottoir nga xam ne da ngay yéegal baare oto yi mën nañu fa def accident yéegal benn pneu bàyyi benn pneu loolu état moo ko def ñun ñi muñ ko def kon na autorité yi xoolaat bu baax la ñuy liggéey. ñun si njaboot gi lañ bokk si dëkk bi lañ nekk. non bu autorités yi boobu moom sañ naa ko ñun duñ dóoraate yéen autorités yi ngir yàlla dimbali leen ñu ci loolu parce que ñun ak suñuy njaboot ñun ak suñuy mag ak suñuy rakk ñun ñooy dox ci tali gi waaye tamit yéen ak seen i mbokk li ñu bëgg moom mooy dañuy compléter ak ñi nga xamante ñoom ñoo nekk ñi nga xam ne ñoom ñoo yore garage yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci milieu bi parce que ñoom ñoo mën a gis li nga xamante ne moom moo fi nekk comme ay défiance moo tax ñu tudd ko waaye du ŋaññ waaye conscientisation la parce que li may wax la généralement nee naa leen dafa am ay wax yoo xam ne du frustration mais prise de conscience la te yaakaar naa ni moom lañ ne def ni ma bàyyi la nga tàggatoo nii waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen naan xëy na ba ne nag wax dafa jafe. bu dee am na njuumte si biir wax ji nañ ma ko baal te xam ne xëy na peut-être bëgg mbaax la rek moo tax ñu def loolu. ñun secteur transport dañu la nekk secteur informel mais ñun soxoruñu. lu baax lañ bëgg. te ay sénégalais lañu. dañu bëgg Sénégal jëm kanam. surtout suñu gare routière bi nag dañu bëgg mu gën a jëm kanam ba Sénégal ñëpp xam ne gare routière bokk na si les meilleures gares routières du Sénégal wasalaam. man it ma def ni Pierre bi ma jéggalu balaa ñu maa tëj ma ni li ma wax yëpp teg naa ko ni ci ginnaaw bal leen ñu bu wax bi ñaawee bu rafetee xam ne ni Sénégal lañ bëgg mu jëm kanam wasalaam.